looloo tax xilaafa li tax amatul comme doxinu maatay la doxinu maatay sunu borom nanguwul mu yelif xilaafa moo tax dafa am ku ñëw ci Ali ibnu Abi Talib bi muy ñëwee ci Ali ibnu Abi Talib ni ko yow daal amuloo chance mu ni ko ci lan mu ni ko Abu Bakr jël na xilaafa gi ba jóge fi ñépp nangul ko te kenn werantewul ak moom Umar ibnu al-Xattaab jël na xilaafa bi yore ko ba jóge fi te kenn werantewul ak moom mais lu tax yow yaak Usmaan ibnu Affaan ngeen jël xilaafa bi ñépp lànk mu ni ko dafa am chance bu Abu Bakr ak Umar am te maag Ousmane amuñu chance ba mu ni ko chance bu mel nan mu ni ko Abu Bakr ak Umar dañoo amoon chance am njaboot yu mel ni man ak Ousmane te man ak Ousmane ma ñàkk chance ba yem ci yow ak ku mel ni yow Seydina Ali ni parce que tontuwuma laaj bi moom laa tontu parce que laajul pour xam dafa laaj pour diingat waaw mu ni ko Abu Bakar ak Umar dañoo amoon chance su dajeek ay njaboot yu mel ni man ak Ousmane man nag ma ñàkk chance ma ak Ousmane ba dajeek ñu yow ak ñu mel ni yow looloo tax affaire bi demee noonu waaw bu ko defee lu neex la amee responsabilité yàlla may la nga ànd ak ña nga war a àndal parce que li gën a yéeme ci àdduna bi moo di on gouverne tout sauf le cœur on gouverne tout sauf le cœur mën nga am nit ñépp ñu wër la ba nga defe ni am nga ñépp mais boo jotul ci xol yi booye boobul gëmugum ni am nga kenn nit bu la joxul xolam jaru ko moo taxoon Sëriñ Babacar Si góor gu tedd ga daan wax ni nekk ci xef yi nekk ci xol yi moo ko gën mais boo amee responsable boo xam ni moom li ko intéressé rek mooy foo nekk mu nekk fa ñu gis ko kooku lu mu lay régleel lu mu lay régleel lii gën mooy jamono bu nekk mu nekkal la fa mu war a nekk waaye ñu bàyyi ko nag nekk gi mu teg ko ci responsabilité am te bañ koo teg ci li neex nit ñi mi gis nga sunu boroom bi mu nomee Aadama xalifa ba noppi ba seedeel ko malaaka yi inni jaa'ilun fil ardi xalifa ñaanit malaaka yi ñu sujootal ko mais ba mu ca jógee nangootul wàcce ci suuf ñu di ko gis parce que sunu borom bu wàccee ci suuf di daagu lu ñuy doyeeti aadama
comme wax na fépp ni mooy xalifaam wax malaaka yi ñu sujootal ko nañ ko may jàmm nag. mais moom it li koy intéressé mooy an yaxkum bayna annaas bi ma araka allah. jeex na mais bu yàlla dàgguwaatoon ci kaw suuf rek yépp yàqu. moo tax mu bàyyee aadama ak lim ko sédd moom it nekk fa mu nekk xam ni du ko tere mu nekk ilahan fi l ard wa ilahan fi sama du ko tere it kulla yawmin huwa fi sha'n. jeex na looloo tax aadama fonk ko ba dof bu juumee sax du nelaw ndax yàlla ak mbaaxam ndax toog na yëg ni yàlla masul woo malaaka yi mu sujjóot loo woon du leen woowaat di leen wax lu sew ci aadama. tànn na ko ba noppi sédd na ko ba noppi du bëgg keneen di ko tuutalaat. jeex na donte malaaka yi nag fiir nañu ndax bu ñu sañoon ñoom rek ay dese yàlla wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka yàlla ni leen àdduna tasbix ak taqdis rek daf ko yor. looloo tax mu samp jàkka yi fii pour wan malaaka yi ni leen du yéen rek may defal tasbix ak taqdis am naa ñeneen. loolu la moo tax loo dégg rekk mu jariñ loo teg ci xel ak xalaat mu jariñ loo déglu ak xel mu jariñ waaw. kon wàllu pouvoir maanaam fi mu ne ci introduction rek laa nekk. bonne gouvernance ak ya ca topp ci cours bii di ñëw ci laa ciy dugg selon niñ ko déggee ci jamono fi mu ne ci principe al Quran lay waxee ak yéen waaw. bu ko defee kon nag sunu boroom dafa am lu muy ñaan li muy ñaan moo di njiit yi nañu jubal. bu njiit yi jubalee rek ñi topp ci ñoom jubal ndax annaasu ala diini muluki. mais bu nee nag na njiit yi jubal bu leen defe ni nitu politique rek a tax may wax. ñett ñi ma tudd ñëpp dañuy dugg les hommes d'État les hommes d'affaires ak les hommes de Dieu ñëpp dugg nañ ci baat bi. ni ñëpp jubal waaw. an yaxkum bayna annaasi bima araka allah wala takun lil xaa'inina xasima waaw. jeex na bu ko defee collaboration boobu moo jar a bàyyee xel. xam nga loolu moo taxoon góor gi ca jamonoom bi muy génn yenn waxtaan yi mu nettali yaakaar naa ca Iba Mar Diop wax ni dafa giseek président Abdou Diouf bi mu waxtaaneek moom ba noppi président Abdou Diouf ni ko tàllal loxoom ni ko ñaanal ma. dañuy Cheikh nee na ma ni ko ñaanalal sa bopp ba noppi. parce que li ma yàlla yen ci domaine bi mu ma ko yene ba nga may yaakaar di ma ñaanloo yow it yàlla yen na la lu ni toll ci domaine bi nga nekk ba boo koy ñaanee mu tolloog sama ñaan. mais day fekk boobu nga gëm ko day fekk nga yegg ca waaw day fekkit nga xam ki nga amal affaire kan la. moo tax ma wax leen ni leen amul ci kenn koo xam ni cër bi la jox bi ñu la jox bu entier la desitu yàlla rek la la jox. boroom am bi
desitu yàlla la ko yàlla jox. borom mën-mën bi desitu yàlla la ko yàlla jox. borom sañ-sañ bi desitu yàlla la ko yàlla jox. moo tax bu mu naagu mukk. waaw waaw seetal lu ci nekk rek fan nga ci jaar ba jaam yi jariñoo ko. fekk ngay servir jaam yi rek yàlla di la taxaw. looloo taxoon baat bi ñu tudde ahlul xalli wal aqd te ñu defe ni lu bees la. du lu bees. min al asmaa al gaybiya. gis ngeen turu yàlla yooyu ma leen doon tuddal. def ci am fukki tur ak benn. yu nga xam ni bu ci ne am na ay groupe bu nit yu ñu defal distinction ba. jamono bu nekk ñoom fukk ak benn yooyu ñuy jëfanteeg borom bi pour lu yéwénal mbiru jaam yi. moo tax juróom-ñeent fukk ak benn yooyu ñoo moom wa huwa maakum aynama kuntum. parce que li ñu fas seen jom mooy fas yéeneetuñu jaam am soxla ba di tardé. am na ca jaam bu dem ci sunu borom ñaan ko mu sedd ko ci turam bi tudd mujib. mu fas jom gu day ni tudde giñ ko tudde abdul mujib fas yéene na jaam dootul ñaan boroomam lu tardé. am ku dem ca boroom moom itam ñaan ko mu defal ko distinction ci turam bi tudd al malik. ñu tudde ko abdul malik. moom it mu def doomam ci ku yonewti état. responsabilité bu nga jël lépp lu lay jàppale ba mu jaar yoon tegu fa mu war a tegu moom it mu def te doomam pour jàppale la ca. am ci ku dem ci borom bi ñaan ko mu defal ko distinction ci turam bi tudd al wahab. ñu tudde ko abdul wahab. waaw kooku def jomam ci képp kuy dox dara lay tax yàlla yëkkati ko jox la ñu def te seen jom ba ku jógati ñu ànd ak yow ba yàlla jël loola teg ci sa loxo. donc di ko def ñoom ñëpp diggante abdul kabir abdul mujib abdul mu'ti abdul malik abdul rabb abdul rahman abdul rahim ñoom ñëpp ba ñu mat fukk ak benn. yonent bi nga xam ni al arwaaxu taabiatun li ruuxihi wal ajsaamu taabiatun li jismihi moom it jël responsabilité ba fu mu julleetee gee def fukki rakka ak benn shafa bi 8 heures pour ñaanal fukk ak benn yooyu la pour ñuy man seen fonction. waaw pour wax la responsabilité rëy na ka tax nga tal ko talu ko. waaw ka tax nga tal ko talu ko ba tax na kon li am solo moo di bañ a njëkk a yeewu borom ndékki. parce que wolof mooy wax ni ku njëkk a yeewu borom ndékki daa tëddaat. waaw sunu borom nag ku ko jox cëram rek daa ko xam. moo taxoon muy bàyyilu xel ci alquran. nga xool histoire yëpp tous les grands
ñi ñu mas a tudd ci histoire alam tara anna allaha ahlaka tubbaan wa ahlaka luqman ibna aadin wa aadiya wa ahlaka dal qarnayni min ba'di mulkihi wa ahlaka firawna taga wa najashiya ayna man saadu wa shaadu wa banaw ahlaka alkul. tey dama lay laaj tous les grands de l'histoire tey koo ca dem fa ñu ko xame woon presque fa mu dëkkoon ay ruines moo fa des léegi ñuy dañ si kumba ku kumpa ñoo fay ñëw waaye ñuy tëbbu si duñu fa ñëw. demal ca ahram ya pyramide ya nekk Égypte Firawna ma ko moomoon ña fay ñëw ñëpp dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek mais ñëwuñu pour tëbbu si dara ci Firawna. nga dem Perse Paris ana Kisra fa mu dëkkoon yëpp ay ruine la ña fay ñëw dañuy ñëw pour dañ si kumpa rek ndax taarix waaye ñëwuñu pour tëbbu si ci moom. nga jóge fa dem Rome ci Qaysar muy César waaw la même chose. ana Alexandre le Grand ah te mooy Dul Qarnayn ah ana Luqmanul Hakim ayna Aad ayna Thamud ah ñëpp tey yàlla écrasé na leen. te il faut faire attention il faut faire attention. li xew Pakistan nga xam ni li mu jur ci ay sinistré moo ëpp li tsunami bi passé jur ci ay sinistré. nga dem Inde noonu nga dem Chine noonu ana Russie lu fa xew ci ay xeetu incendie ak ni Russie toll ak moyens yi leen yàlla jox. moo tax ka ca sa wet mooy tax nga muñ lañu la nattoo. waaw ku ne que la ëpp le nattu mooy tax nga mën a muñ sa bos. te Serigne Cheikh am ma ko wax bërki dem de li ma Sénégal gii war nañoo gërëm mag ñu baax ñi de. mu ni ma budul woon mag ñu baax ñeeg ñi leen wuutu fii kon li xew feneen lu ni tollu dana xew ci réew mi waaye nag yàlla di leen suturaal ndax mag ñu baax ñi ñu am mu mel ni kon nag lu jar a sant yàlla la. kon nag dafay am loo xam ne rek mooy nekk farata bi. Serigne Cheikh nee na daanu aayul daanu bañ a jóg boobu aay. waaw moo tax tout le temps nit ki dafay am courage ndax dama dégg ci Serigne Cheikh mu ni ma daan naa nekk en conflit ak Senghor duma tudd duma ko tudd waaye léeg-léeg situation ci réew mi ñëw li ñuy nekk conflit mu yónni ku mu wóolu ni ko demal wol ma Cheikh parce que fii réew mi tollu nag jot nañu wax parce que soxla naa xalaatam. waaw kooku farata la. te sunu mbokk mii Tanor Dieng ci dëju soxna Sophie bi muy ñëw di jaale si daf ni ma gis nga yow yaak Serigne Cheikh ngeen jël seen responsabilité ci politique lu normal la parce que nit ñi sédduñu leen ko mais histoire moo leen ko sédd. waaw ñun lu ñu yor rek histoire ñu ko sédd. loolooy tax sunu dara fortaatuwuñ ko. waaw loolooy tax nag responsabilité boobu la ñu war a jël teg ko ci teguwaay. danañ ci ñëw ci cours bii di ñëw gën ko tas
les hommes d'État la cay seen cër ak la cay seen yem mais les hommes d'affaires ak ñi leen di jàppale yépp moo xam ay économiste lañ expert bu mu mën doon lan mooy seen responsabilité ci biir cercle du pouvoir boobu les hommes de Dieu waaw lan mooy seen responsabilité ñoom itam ci biir cercle du pouvoir boobu la est-ce que coopération lay doon wala collaboration lay doon wala simple relation lay doon yooyu yëpp yu ñu war a firi la lan mooy collaboration lan mooy coopération lan mooy relation waaw ba tax na li mat a bàyyee xel rekk mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te moo di am na loo xam ni ku ko teral loo néew la yàlla dina la teral waaw te itam tooñ daf dul baax la Fédération des associations islamiques du Sénégal dañu organiser benn colloque fii en 1972 thème colloque ba moo nekkoon l'islam et la négritude xam ngeen ni keroog dafa fekk sax góor gi dafa sibru woon ba dafa forcer rek pour def communication ñi doon def communication yépp dañ doon taxaw def seen communication mais moom sibru bi moo tax ñu may ko mu toog ci chaise pour def communication mais gis nga grandeur yi bokkul xam nga ak modestie boobu mu commencé wax ni bien que souffrant empêché par cette maladie courante que l'on appelle al-humma as-sawda wal-humma as-sawda fi ifriqiya as-sawda qit'atun min adabi jahannam la shak walakin walillahi alhamd al-hayatu kulluha sihhatun wa marad et pourtant j'ai suivi avec une attention religieuse le discours magistral de notre Premier ministre. J'ai écouté tout ce qui a été dit ici même, le discours de notre ambassadeur de cousin. Beaucoup façon waxin, notre ambassadeur de cousin. Et par tous les autres. Aurais-je besoin d'ajouter quelque chose? Je n'en vois pas la nécessité, mais vous aviez l'amabilité de me désigner pour présenter l'islam et la négritude. Je crois que je vais m'efforcer de dire quelque chose dans ce genre. Mais pourquoi l'islam? Pourquoi la négritude? Wow. Mais jëmuma foofu laata góor gi di def communication am na ay arabisants yu dem ci mufti yi ñëwoon influencé leen ni leen bu defee discours am ba noppi rek jóg leen ngeen révolté ni ko waxoo dara ay arabisants te xam nañ leen waaye xam nga liñ naan lu doy waar ñëpp dañ cay fanaan mais dafa cay biddanti mufti Liban bi moom moo ca gën a rakkaaju rek de góor gi parewul sax mu jóg daal di mel ni ku wax saaga
daal di abandonné fauteuil am ni day dem parce que kii waxul dara te fekk dañ ko koo sant. mais li mu yëgul mooy yëgul ni def na incident diplomatique parce que góor gi Senghor la doon cité parce que c'est le père de la négritude ah mook ñoom Aimé Césaire ak ñekke des mu ni nag lu tax ñu tudd fi Senghor ñu ne ko mais c'est le président de la République mu ni c'est un chrétien daal di claquer portam dem ba dañu mujj le gouvernement libanais ñoo bind lettre d'excuse pour envoyer ko le président de la République du Sénégal mais problème bi newul foofu mooy moom mufti bi def loolu ba mu rentré même pas un mois fekk guerru Liban bi ñëw ñu sànni benn missile ba dal ci kawam cër yi dañ ko doon dajale bañ koy jullee dañoo dajale daggitu yaram yi pour mën ko jullee moo tax am na ko xam ni même boo ko gëmul may ko orma ba tax na kon nag ñu ngay sant ñi fi toog ñëpp subaa juma la nit ñi dañuy liggéey xëy na dañ doon commencer rek pour ubbi ko tuuti xëy na ba samedi bu samedi nag ñu dugg ci biir débat bi lan mooy responsabilité yi naka la ñuy doxale yi ci biir lan mooy li ñoo tudde démocratie lan mooy li ñoo tudde laïcité politique en tant que politique lan la parce que dañuy wax ni la politique c'est une bête sauvage qui a besoin d'un dresseur waaw donc kii nekk dresseur bi kan la war nañ ko xam waaw ci ban façon lay jaar ba politique bi parce que li tax ñu di ko wax fan yi passé yëpp ñu ngi ciy def débat di wax ni li ngeen jaxal mooy politique ak sport dañu nekk léegi une religion de substitution mais bi ñu nekkee une religion de substitution gis nañ ni léegi kon tollu nañu fa religion toppoon ñu ni la religion est l'opium du peuple kon naka la ñuy sauver politique sauver sport ba tuuti ñu nekk opium du peuple loolu ci li ñu war a waxtaane lay doon waaw parce que xam nga ci gannaaw bi ñu defee référendum ci Suisse pour ni kenn waratul tabax benn minaret ci Suisse ñu di ko gis dañoo yeewu parce que xam nañ ni bu fekkee ni parlement bi rek ñoo ko tëral kenn du xam lu muy nuru ñu jaarale ko ci référendum mais bi ñu laajee benn écrivain boo xam ni jigéen la Suisse la nekk ni ko façon bii Suisse defee ak yu ko nuru ci France ak feneen ban genre laïcité la mu ni mais il n'y a plus de laïcité en Europe ñu ni ko kon nag li fi am lan la mu ni domination culturelle moo fi am moo am Suisse moo am France moo am Angleterre moo am aux États-Unis yëpp domination culturelle moo fa nekk ma ne mais ce qui est grave pour nous les Sénégalais ñun double bi la ñu def te mooy dañu fexe ba indi domination culturelle et cultuelle te lu mat a wattu la te mooy tiijaan bi bëgg a xool murit bi di ko wan ni ko maa la gën tariqa kooku domination culturelle la ñaseen bi xool keneen moom it pour bëgg ko wan ni ko maa la gën li ma nekk kooku domination culturelle la musulman bi bëgg a xool chrétien bi pour wan ko ni ko maa la gën diine
kooku domination culturelle la yooyu la ñu war a fexe ba effacer ko waaw dindi domination culturelle et culturelle def partage bi ne mu gën a rafete ku ne ñu bàyyi la ca la nga ne te may la jàmm waaw yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci deuxième cours bi gën ko yaatal ci mbaaxu yàlla ak barke yonent bi ñu ngee sant ñëpp ñu ngee ndokkeel ñëpp ñu ngee balu àq ñëpp ñu ngee gën di déwénati ko ci weer wu tedd bi ah mu ngi guddi te suba ñëpp dañuy xëy liggéey te koor itam xam nga jot sax amul waaye itam ñu bari rek tabarkalla bëggoon na ñëw rek ñu barkeelu ci guddi gi tabarkalla ñu ngi sant ñëpp kilifa diine yi kilifa politique yi jàngalekat yi liggéeykat yi tabarkalla borom xam-xam yi tabarkalla ñu bokk ci média yi moo xam ñi yore télévision lañu wala ñu yore journaux yi la wala ñu yore rajo FM yi kenn ku ne façon ba nga contribuer ci yëf yi wa tabarakallahu ñu ngi la cay sant bu baax a baax a baax